rafetlu journée porte ouverte yi nga xamee ni inspection du travail organisé na ko ndax dafay gën a boole day tax liggéeykat yi gën a ñeme inspection du travail ndax bu fekkente ni yaa ngi ñëw ci place boo war a régler say jafe-jafe nga ñëw faale gi la war a faale des na toppatoo bi la war a toppatoo des bu boobaa dafay doy waar mais bu fekkente ni dem nañu ba nga xamee ni l'administration particulièrement les inspections du travail xam nañu dañu war a ubbeeku dañu war a xëcc liggéeykat yi ñu ñëw xëcc aussi employeurs yi ñu ñëw mën naa wax ni comme ni ma ko waxee ci français que ni inspection du travail këru liggéeykat yi la plus que këru ñi nga xamee ni ñoom ñooy employeurs yi parce que foofa liggéeykat yi ñooy faral di am coono am jafe-jafe am naqar ci seen i place liggéeyukaay dem tawat ko foofu donc yooyu moom mooy li ci nekk ba tax na liggéeykat bi ki koy liggéeyloo ak l'administration bi leen di àtte bu fekkente ni daje nañu bokk waxtaan kenn ku nekk wax lan mooy sa mbir bu boobaa lu bëri dina gën a baax ndax liggéeykat bi parce que inspection du travail dañuy faral di yem rek ne inspection du travail mais caisse sécurité sociale ci la bokk IPRES ci la bokk te liggéeykat bi mooy war a cotiser cotisation IPRES pour que bu àll traité au moins bu am lu ko xam loo xamante dina ko mën a yor su fekkente ni cotisation agul bu retraité du am dara musiba am bu fekkente ni feebar na aussi il faudrait que ñu jël ko en charge avec les IPM su ko amul coono dafay dikk na am aussi caisse sécurité sociale su accident de travail amee wala sa soxna nekk en état ñu war leen a jël en charge employeur ba deful la ca war boobaa aussi problème am donc pour dire que ni problème yëpp dañuy dajaloo ci kaw liggéeykat bi kon moom mooy jéem a seet nan lay def pour saafara situation moo tax tey bu ñu nee inspection du travail ubbeeku na liggéeykat bi dina gaaw a daw xooli ji ana lan la ci mën a am ana lan la nga xamee ni soxlul mu fi sonal boppam wuti ko feneen tribunal la nga fi ba cour suprême ngi fi liggéeykat yi ñu ngi cay dox guddi ak bëccëg donc dina wàññi en tout cas coono wala boog wàññi tartaru coono mi nga xam ne moom la liggéeykat bi di am. ñi nga xam ne ñooy liggéeykat yi wala seen njaatige ñi nekk ci kuréelu liggéeykaay yi pour que képp ku ci am soxla ñu mën la ko fajal ci saa si moo xam dafa am looy laajte ñu tontu la ci wala këyit boo war a déposer wala nga récupérer ko wala nga xam contrat boo war a déposer wala ngay laajte lan mooy àq ak yelleefu liggéeykat wala àq ak yelleefu ki koy liggéeyloo wala ngay laajte lu jëm ci wàllu sécurité et santé au travail lépp lu jëm ci kaaraange ak wér-gu-yaram ci biir liggéeyukaay bi wala ngay laajte aussi lu jëm ci wàllu protection sociale parce que même waa Caisse ak waa IPRES ñu ngi fi pour tontu ci wàllu mbirum nu ñuy calculer mbirumu retraite pension yeeg yooyu cotisation yi naka lañ koy déposer ban montant la lan la ñu war a def pour fexe ba ay accident du travail du bëri ci entreprise wala mu bañ a am et cetera. il faut que administration mu def mutation il faut que administration ubbeeku bu nit ñi certes ñu ngi fay ñëw di ngeen gis ne liy ñëw inspection du travail bëri na lool ci wàllu contrat yi ñuy recevoir ci wàllu conflit yi ñuy signaler ci wàllu différents collectifs ak individuels yi ñuy lijjanti mais loolu du doy inspection du travail warul rek toog di xaar dafa war a fekki population yi fekki travailleurs yi dugg ci entreprise yi fekki employeurs yi expliquer lan mooy mission am lan mooy ay prérogatives am ak jox leen aussi ay conseils pour que ñu fexe nan lañ mën a prévenir yenn jàngoro yi wala yenn conflits yi ba nga xam ne yooyu du ñu mën a survenir ci biir entreprise bi parce que bu entreprise bi amee problème mooy koom-koom bi am na problème bu koom-koom bi amee problème mooy liggéey dina jafe mu sax ci réew mi wala sax mu am donc il faut que ñetti parti yëpp di taxaw di waxtaan journée yi mel nii baax na waaye bu journée yi passé inspection du travail dafa war a continuer jox nañ leen digal pour que ñu ubbeeku di déglu nit ñi di leen recevoir di taxaw ci li nga xam ne mooy seen ay jafe-jafe. am na rapport annuel des statistiques du travail d'ailleurs bokk na ci solob ndaje bi dina leen jox chiffre par exemple contrat yi nga xam ne Thiès recevoir na ko ren mu ngi ci rapport annuel des statistiques du travail dina leen wax ñaata conflit
la Thiès lijjanti ci année bi ay conflits individuels de travail wala ay conflits collectifs dina la wax ci biir conflit yi ñaata PV de conciliation moo fi am ak ñaata PV de non conciliation yan la inspection bi lijjanti ba nga xam ne sotti na ak yan lañ yóbbu fi nga xam ne mooy tribunal dinañ leen jox aussi ay information ci ñaata élection de délégué du personnel la ñu organiser à Thiès ci biir élection bi ñaata délégué lañ fal ci délégué yooyu ñaata jigéen moo ci am et cetera et cetera dinañ leen wax aussi ci statistiques yi ci wàllu Thiès rek ñaata comité d'hygiène et de sécurité au travail moom la ñu installé par exemple en 2022 et cetera. Changement yu bëri am na ba loolu daanaka liñ koy gis léegi bëriwul parce que wax dëgg yàlla nguur gi am na matukaay yu mu jël pour que inspection du travail léegi wax dëgg yàlla muy ci wàllu nekkin ci wàllu payoor ak yëpp dëgg yàlla am na ay amélioration donc ñàkk a dem nag bon kenn mënu ko prévoir parce que loo am naataange mën nga gis leneen nga dem mais wax dëgg yàlla lañ doon wax moom conditions yi moom changé na bu baax.